en œuvre du PSE le plan Sénégal émergent ku ne xam ne le président Macky Sall plan boobu dafa fas yéene daal yokk li nga xam ne mooy koom-koom bi ci wàll yëpp. ba loolu tax na nag tey jii ci jamono ji fii ci réew mi entreprise sénégalaise yi ndax mën nañu jouer rôle bi nga xam ne war nañ ko mën a jouer ci plan Sénégal émergent wala déet lan mooy seen ay jafe-jafe lan mooy saafara si ba nga xam ne daañu mën a gis seen bopp accompagner plan Sénégal émergent. alors ci plateau bi tey jii indi nañ fii le professeur Meissa Babou di économiste moom nag du fi gan dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo laata may présenté yeneen gan yi salaamaaleykum professeur. waaw bismillaahi rahmaani rahiim Abdoulaye maa ngi lay sama mbokk yu baax yi nga xam ne moom laa bokkal plateau bi muy Malick Diallo ak Birame Khoudia di nuyu aussi sa téléspectateur yu baax yi yàlla ñu yàlla defal waxtaan bu mucc ayib. voilà ñu jox kàddu gi Malick Diallo di entrepreneur am plus que 40 ans d'expérience ci wàllu wi dañ koy jox kàddu gi salaamaaleykum. ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier ci invitation bi di remercier suma xarit Babou moom yàgg na ci plateau yi yàgg na am expérience ci kii donc dajeeg moom fii ci plateau pour waxtaane mbirum réew mi lu may ñor la lu may intéressé la donc di gërëm sama xarit aussi Birame Khoudia moom yaa xamante nañu bu yàgg et di nuyu téléspectateurs yi tout le monde même taxaw pour waxtaan wi yàlla mais ñu waxtaan wu am solo quoi. ok ñu jox kàddu gi Birame Khoudia Lo di acteur politique salaamaaleykum. ñu ngi leen di nuyu di leen delloo nuyoo di nuyu bon téléspectateurs yi di nuyu suñu co-débatteurs yi muy Malick Diallo ak Meissa Babou bi nga xam ne yàgg na ci plateau yi comme on dit ñuy ñaan lépp luñ fi waxtaanee yàlla na jëriñ askanu Sénégal jëmale ko ci kanam loolu la ñuy ñaan. voilà kon mbokku téléspectateurs yi boo leen ko seetaanee tey ci suba am na émission bi fi amoon ci wàllu économie doon wax ci la passation des marchés mu mel ni nag la passation des marchés ki ko doon def ci soxna Moumi di ko gërëm di ko sant bu baax ci émission bi am na solo waaye nag passation des marchés mu mel ni benn pàcc la daal ci wàllu jafe-jafe yi nga xamee ne xëy na entreprise locales yi ñu ngi koy am. tey nag dañoo fas yéene dem au fond des choses mooy au lieu ñuy wax ay macro professeur dañuy wax micro mooy li nga xam ne moo xew ci suuf la réalité ba loolu tax na nag laata ñuy tàmbali vraiment waxtaan bi dama la jox kàddu gi rek nga tojal ma un peu l'économie sénégalaise naka la constitué déjà. waaw jërëjëf Abdoulaye Sénégal nag day dama naa yàgg wax ne réew mu ndaw la. daal moo xam sax yow moto 200 000 kilomètres carrés sooy xool mais yàlla daf ñu baaxee daal ñu nekk réew moo xam ne nii ay góorgóorlukat ñu ngi fi ay liggéeykat ñu ngi fi te bala nga ko xam sax nga génn nga dem ci yeneen réew yi donc ñun ba tey jii nii xëy na du pétrole dunduñ ci loolu ñun dañuy góorgóorlu di dund mais soo xoolee amuñu alal yoo xam ne may nañu tey ñu moom li fi ne maanaam koom bu mag bi moo xam ciment la moo xam téléphone la moo xam lu mu ci mën di doon te mu yéem nit rek sénégalais moomu ko ba nga xam ne kon ñun sénégalais yi yàlla comme que daf ñu xaw a ndolloo tuuti ci suuf rek lañ mën a ne waaw daanaka ku ci bayul yaa ngi sàmm ku ci sàmmul yaa ngi jéem a def sa commerce bu ndaw ñi nga xam ne dañ ci tane ñoo commencé dajale lañu am daal di ubbi ay structure ñu koy wax boutique jóge ci boutique léeg-léeg ñu ci ëpp après plongé dem ñu wax entreprise yu ndaw yooyu nag ñu waxtaanee sooy xool tissu économique bi maanaam tey suñ ne nit ñaa ngi liggéey ci entreprise nag laa waxuma koy bayakee sàmm li ci ëpp 80% bi ñu ndaw ñi xeeb la muy boulangerie bi muy imprimerie bu ndaw bi nga xam ne ay 20 personnes 30 personnes ñooñu presque ñoo yore liggéey yi mais ñooñu soo xoolee ba xool dafa xaaj bi dafa informel maanaam ñi ngi fi mais kenn xamul leen duñ leen déclaré bëri na ay koñ yooyu dugg fekk fa benn soit imprimerie la wala benn boulangerie boo xam ne sax kenn déclaré wu ko donc ñoom li leen di caractériser mooy seen tuutiwaay daf ci am nag ñaari niveau bu tuuti baa tuutee tuuti nag nga xam ne daanaka juróomi nit sax du ko romb dañu koy wax TPE
ñooñu seen chiffre d'affaires sax sooy xool du weesu ay fukki millions ak ñaar fukki millions. ba ca topp nag après la ñuy wax nag PME moom moo xaw a am dayo ba nga xam ne liggéeykat yi mën nañ dem sax ba egg téeméer. kooku sax chiffre d'affaires am mën nañ ko nangul ba presque ay 500 millions. nga xam ne kooku vraiment ku war a màgg la mais foofu nag la problème bi ne. moo gone gu juddu toll ci après tax raam ni ñu koy taxawoo mu mën a dox nag kooku màggaayam dafa laaj surveillance ak ay moyens yu bëree bari ndax feebara nga ca soo deful ndànk rek mu lompoñ soo deful ndànk rek sax mari day taal yi waaw feebar yóbbu et cetera donc yooyu moo dal entreprise yu ndaw yi ci suuf te métit bi foo ko nat ëpp na ko ñoom acteurs yi danañ la ci wax mais li ma ci bëgg dolli mooy lii problème bi de fond dañ ci dugg ci biir débat bi ñett ko siq te gi nga ñett ak ñeent moom duñ gaaw a gis solution su doon ne ñaar la suñu waxtaanee mën nañ tënk mais non seulement ñett la muy état bi ci boppam ak la mu war a def danañ ci ñëwaat léegi ñoom ci seen bopp muy entreprise yu ndawaan yooyu la ñu war a def ñoom it daanaka am na ñu def am na ñu deful ak problème mu financement nga xam ne banque la ñett ñi ñooy ñi nga xam ne kenn du mënoo régler dara ci biir secteur bi te ñett ñi fu tooguñu suñu posé kii caractéristiques yi ba pare ci la ñuy doog a xam ndax vraiment aussi réew mi tegu na ñun suñu état yi laay wax africain yi ndax ñun teg nañ bët ñooñu or banque mondiale astafirlah Lagarde muy directrice Fonds monétaire international daaw bi mu ñëwee assemblée nationale nee nañu yéen gis ngeen seen marchand ambulant yi ngeen di xeeb ak seen usine kii yu ndaw yi mais moo yor koom bi dinañ ci ñëwaat léegi ci kanam ma won la ne su ma tey suñu ne taux de croissance ma ne ci mbay lii moo ñii bokkuñ ci moo tax kon fekkente ne ma bañ a monopoliser parole bi ma bàyyi bañ dugg ci débat bi ñu leeral yu bëree bëri. am na solo li nga wax dama si jàpp ne l'économie sénégalaise lu ko caractériser mooy peut-être les PME les TPE par exemple ñoom ñoo gën a bëri ils représentent 80% wax nga ko wax nga si yenn jafe-jafe yi nga doon wax léegi avec la triptyque état PME financement c'est-à-dire xaalis bu ci taxawul rek dafay indi problème alors kii moom Malick Diallo yow entrepreneur nga tu as 40 ans d'expérience tey jii xam naa ne li nga ci war a mën a wax dina bëri lan mooy problème mu maanaam organisation yi PME TPI ak yooyu lan mooy seen véritable problème actuellement. merci ñu ngi lay gërëm di la sant et puis waxtaan wi dafay waxtaan boo xam ne waxtaan bu ma intéressé la. parce que donc ci sama expérience. dama traversé informel. donc dund naa informel plus de 15 ans. alors génn ci informel formalisé wu. et contraintes yi nga xam ne moom la ñu am ci informel bi peut-être que suñu autorités yi ak suñu cadres yi seen xalaat màcc na trop mais peut-être dañ ko dundul trop. te lëf boo ko dundul. bu baax. di nga ko yëg mën nga ko yëg théoriser ko comprendre ko plus ou moins mais na nga koy mën a sartoo day des. te problème mu informel bi. mooy li ñuy dund souffrance la dañuy dund lu metti te jotuñu offre bu leen génne ci loolu. parce que koo ci wax rek day wax di problème mu xaalis laa. je veux me développer je veux de l'argent. professeur wax na ko léegi même boo leen joxee xaalis protéger leen seen marché duñu dem. donc li tax ñu génn ci mooy li ñu nekk seen quotidien da leen a angoissé ba nga xam ni mënuñu yëkkati seen bopp xool fu sori. donc ci quotidien bi rek la ñuy ne. te quotidien boobu ñu ne tar na tar goo xam ni maanaam yaakaarutuñu sax ni solution am na.
te li gën a doy waar moom même boo leen indilee ay solution li leen jàpp na leen jàppaay goo xam ni solution yi même buñ ko bëggee mënuñu ko utiliser. parce que li ñu war a xool mooy li leen jàpp au quotidien loolu mentalement da leen a accaparer mais ay solution am na. dinañu ñëw ci solution yi. mais lu tax duñ ko utiliser. lu tax mënuñu jël solution yi utiliser ko. loolu mooy waxu informel bi. parce que contrainte yi xam-xam a ngi ci. alal la xaalis alal la. mais sa personnel bi nga yore ñu tàmm ni ñu daan liggéey. ay fukki at ñaar fukki at nga war leen a soppi. di tubaab résistance au changement. looloo ngi ci. bu loolu weesoo yi le sujet est complexe. affaire mbir mi dafa xaw a compliqué tuuti. te it dafa mel ni ñun ñëpp dañ ci am part de responsabilité cadre bi état bi informel bi ñun ñëpp dafa mel ni dañ koy esquiver. songuñu ko. te maanaam man di ma yaakaar bu ñu defoon alliance war ko mën a daan. dinañ dellu si waat ci yow soulever nga ay points yu am solo ci contrainte yi absence d'expérience ci ñi nga xamee ne xëy na ñoo war a def le suivi wax nga également maanaam absence de vision nee nga solution yaa ngi fii waaye duñ ko mën a jëfee parce que même bu ñu leen tegalee solution bi dañuy am ay gàllankoor wax nga résistance au changement mooy koo xam ne xëy na buggul soppeeku maanaam dafa bëgg fu mu nekk rek mu yem foofu wax nga ci ay il est inconscient peut-être. bëgg na ko il est inconscient. voilà donc point yooyu yëpp yi nga soulever donc point yu am solo la yow acteur politique nga yow aussi yaa ngi suivre li nga xamee ne moo jëm ci wàllu économie ci wàllu li nga xamee ne moo jëm ci wàllu entreprise yeeg yu ni mel lan ngay def di jàngat ci la situation des entreprises actuellement ak jafe-jafe yi. waaw dafa doon sujet boo xam ne daf ma intéressé trop en tant que politique. parce que ñun li ñu bëgg mooy xeex ndóol lutter contre la pauvreté ba pare créer des emplois ñun loolu la ñu bëgg parce que loolu mooy feebaru Sénégal. bu ñu xëyee suba di dem di liggéey xale yi ñuy romb ci mbedd yi du ñu liggéey di attaaya loolu luy dagg suñu xol la loo xam ne dañu yàgg a wut ay solution loolu mooy tax ñuy dox di gëstu guddi ak bëccëg suba ak ngoon pour xool lii lan moo koy dindi looloo tax sujet bi intéressé ma lool ndax bu ñu dee entreprise moom mooy fu ñuy créer richesse moom mooy fu ñuy créer emploi premier ministre wax na ko nee na entreprise yi wala secteur kii bi privé bi war na participer si kii li nga wax léegi muy PSE bi mais PSE boobu bala nga ci mën participer bala nga naan naam ne fa parce que ñun dugguñ nañu def ci gëstu ci xool bi ñu xoolee gis nañu rapport bi ñuy wax rapport ANSD la bu yàggul mu préciser lu doy waar loo xam ne boo gisee j'ai sursauté mooy 97% de nos entreprises sont dans l'informel mu nekk indi problème bu rëy parce que ba ma ko jàngatee 97% yooyu nekk dans l'informel mënuñu indi 20% ci chiffre d'affaires global de l'ensemble des entreprises alors que 3% yi nga xam ni ñoom ñu ngi dans le formel dañuy indi 80% yi wala plus de 80% du fokk ñu jóge ci taaba boobu muy informel dem ci formel véritable question bi ñu ko gëstoo mooy loolu te loolu dafa am ñoo xam dañ ci war a jàpp muy état d'abord état daf ci war a jàpp wante aussi ñi nekk ci informel bi dañu war a jël conscience ni fii dañ fi war a jóge dem fee wante aussi ñoom comme Malick ni mu ko waxee dafa am gàllankoor boo xam ni moom moo leen téye mooy les routines défensives mooy certitude yi ñu am mooy nekk ci loo xam ni yaakaar nga ni lii kat bu ma ci génnee daanu te fekk na boo ci génnee sa chiffre d'affaires da nga koy multiplier waaye doo daanu. mooy secteur mooy jóge secteur informel dem ci formel. formalisé wu. boo ko defee au lieu nga daanu da ngay jóge foofu yéeg boo doon def benn chiffre d'affaires 1 di nga def 5 wala 10 mais loolu pour ñame la loolu mooy problème bi. loolu nag pour ñame loolu ko mooy ñu dem ci ñi nga xam ni
comme ni ko maître Maïssa waxee léegi comme ni ko kii waxee Malick Diallo pratiquer nañ ko def nañ ko kii dafa ni léegi jóge na ci informel dem ci formel nañ ko laaj noo def yan rëq-rëq yi nga jànkoonteel fan nga jaar lan moo angoisse nga vivre mais nan nga def bi nga xamee ni parce que keroog am na ku wax ni bu ma jógee informel dem formel ah ñi ma doon fay 100 000 de 200 000 laa leen fay waaw léegi nag lii nga xam ni aussi moom laa doon du ma fay impôt léegi damay fay ay impôt yoo xam ne damay daanu mais kii traversé na loolu nañ ko laaj nan la def ba yooyu yëpp mu génn ci parce que aussi offre dafa am solo bu fekkee ni état bi amul offre bu mu leen jox wala cabinet yi d'experts yi amuñu offre bu ñu jox secteur informel pour ni que fii kat boo fa dee jógee dem fee fii ngay jaare mais loolu problème la loolu mooy problème mu informel léegi nag il faut que ñu jóge ci informel boobu dem ci formel problème yi nañ ko bàyyi di esquiver ni may sa baabu wax léegi dama koy rejoindre entrepreneur yi mais ñoo gën a bari entrepreneur mooy koo xam ni amuloo 30 millions de chiffre d'affaires amuloo ko yaa ngi ci diggante 10 millions jëm 30 millions selon les secteurs boo jógee foofu am na très petite entreprise yi TPE yooyu très petite entreprise yooyu dañ leen war a dimbali pour ñu dem petite entreprise waaye bu fekkee da nga yore très petite entreprise au lieu ñu dimbali la nga mujj daanu parce que taux de mortalité entreprise dafa bare. mais ndimbal bi su quel aspect ndimbal bi nu muy demee. ndimbal bi wax naa la ko léegi mooy ñu jox leen offre. offre donc amul offre. amul offre moo amul. c'est-à-dire nan la ñuy def c'est-à-dire ñoom xamuñu nu ñuy def ba génn ci lii. wante état bi waxu leen nu ñuy def ba génn ci lii. cabinet yi fi nekk ADPME DPME ñoo xam ni ñoom dañ leen teg muy ay structures yoo xam ne dañu war a jàppale petites et moyennes entreprises. ana offre bi ñu def pour ñuy jóge ci parce que lii c'est alarmant. c'est alarmant donc dañu war a indi offre boo xam ni dina mën a jële donc ñii yóbbu leen fii loolu mooy problème entreprise yi donc am na leneen loo xam ne bëgg nañ ko ci wax préciser ci solution yeeg yooyu loolu dinañ ci ñëw après kon damay yemani foofu voilà merci donc professeur dégg nga ko maanaam ñi wax ñëpp pratiquement dañu bàyyi seen xel ci gàllankoor yi bokk na si le fait que ñu nekk dans le système informel bëgguñ si jóge dem ci secteur formel mais aussi li mu wax am na solo maanaam boo formalisé woo ko doon fay 100 000 di nga ko fay 200 000 ak chargé yeeg yeneen ak yeneen mais yooyu aussi est-ce que tey jii entreprise yi locales yi nga xam ne mën na leen jàpp na xëy na demaguñu foofu ndax dem foofu tamit loolu du risque parce que comme que d'autant plus que nee na aussi amul offre boo fa demee tamit tu risque aussi nga tëj. waaw xam nga entreprise moom projet la ca départ ba te projet boo gis ñun dañuy faral di ko wax définir comme une idée généreuse quand une idée est généreuse en principe laa wax si c'est bien fait mais xew rek la war a doon donc impôt bi day cher ci man non yooyu moom waxu man gëwuma ko ay damay fay sama personnel képp koo xam ne sa liggéey soo ca fayee personnel daanu soo fayee impôt daanu waatal na projet ba baaxut liggéey bu normal projet bu normal dañ koy càmbar mais xam nga nag toppandoo bi dafa bari il faut qu'on évite ça xëy rek na lay na cëpp ñu ne waaye sa waaye di dégg naa temps affaire am baax na xaaral mu def mais xamuloo sax moom psychologie ba mu àndal doola jam ca xamuloo ko de xam na loo xam ne doo ko xam da nga tricher mais nag professeur foofu lu ma bëggoon répliquer mooy c'est vrai que yow nee nga une entreprise bien ficelée bien réfléchie maanaam bu xasee ba taxaw warul mun a am problème mais c'est vrai mais aussi il y a des réalités du marché gis nañu ne le marché l'offre c'est pas tellement ça yow dinaa ci par exemple passation marché yi non am marché boo solutionné des fois feeral lay teg dinaa ci ñëw mais dama bëggoon wax nag ne la tant que y a une bonne idée maanaam xalaat bu rafet na nga xam ne fii nga koy def parce que ñun suñu ne projet rek jàpp nañ ne client am na sa produit baax na kon fu client amee marché am na fu dara nekkul kenn du fa def dara de Ablaye donc ñun suñuy étudier projet nii dañuy xool ciblage bi dañ naan yow kan nga bëgg a jaay soo demee Sénégalais rek ma daane la yow sooy def ma def jox exemple bu ndaw rek ngay defar ginaar dama lay ki ma lay njëkk li ma lay njëkk laaj mooy kan nga koy jaay maanaam un business plan
voilà genre business mais li ma leen njëkk a laaj mooy kan nga bëgg a jaay yow sa ginaar da nga naan ma marché ma xam ginaar gi ñaata fan lay def ñaati kilo nga ne ma armée ma xam ñaata kilo la war a doon ak ñaata prix bi bokkul nga ne ma restaurant ma xam ginaar gi nu mu war a toll ak njëgu restaurant ginaar gi ñuy jaay ay restaurant 1 kilo 500 lay def donc ñun ciblage boobu soo ko calculer ba mu wóor na ne lii am na laa wax ne entreprise donc xel la ba pare xel ma su rafetee en principe war na mën taxaw mais nag fii Sénégal soo xoolee gàllankoor yi dafa bari nee naa la ñett ñi ñëpp ñi ngi ci biir kenn amagul solution ba tey ji nii soo xoolee état bi mi ngi ciy góorgóorlu de man gis naa benn rapport peut-être 2005 la woon xaw ma ñu def benn réunion pour jàppale PME yeeg yooyu 65 mesures bi ma gisee 65 mesures damaa tëj. dafa bëri. non mënul nekk 65 dafa bëri gis nga soo looy solutionné jarul fukk ak juróom-ñaar loolu dafa bëri dañuy dem ba ñoom ñi nga xam ne dañu ko doon proposé sax dañ ciy réer donc man ma jàpp ne lii ëpp na après ñu créé fii ADPME ko ay 2009 xaw ma 2010 bon mu meloon na luy xaw a tane à l'époque en tout cas y avait beaucoup de bruit bon xëy na tey on les entend mooy xëy na ñu ngi liggéey dans l'ombre mais état wareefam mooy organiser structurer jàppale leen former leen sax ba pare ci domaine de non compétence yi mais attention formation bi aussi am na ñuy wax ne la formation c'est pas la formation adéquate parce que souvent ñi nga xamee ne ñoom dañu glaner de l'expérience souvent dañuy jàpp ne cadres yi c'est des gens yoo xam ne seen xam-xam demewul noonu. waaw mais mën nañ leen former en tout cas état na def li ko est-ce que loolu théorie la rek. non warul nekk rek théorie kese c'est-à-dire que formation bi wax nga ko léegi am na ñoo xam ne ni tey soo leen carrément jëlee leen informel bi yóbbu leen formel dañuy tiit mais parce que ils sont mal formés amuñ formation de base nga former leen explique ko ne ko yow nga tant que yaa ngi nekk informel doo mën a am marché public doo dugg passation de marché yi ngeen doon wax tey doo ci bokk nga ne ko fekk yaa ngi nekk informel sa biir gox ni donte mairie bi moo war a liggéey du la mën a jël parce que yow amuloo këyit boo xam ne ni quitus fiscal amuloo ko kon loolu moo leen indil problème mu accès au financement. non pas bon en tout cas accès au marché la accès au marché foofu dana indi problème accès marché yoo xam ne ni su ko état moomee donte mairie ba nga dëkk la maire ba di sa mag wala sa du la ko mën a jox d'accord ndax yow fekk existé wu ci këyit dem ñu defal la li ñuy wax quitus fiscal kenn mënu laa jox peinture sax ñetti garab sa maire di liggéey ndax tu es informel donc ñoom il faut ñu comprendre que ne informel man dama jàpp ne ba illa yow mi diini day am mais yoon la jaarukaay la pour ku nekk li mu wax ne mën a yëkkati boppam def benn projection daal ne lii may dajale de bi su ma yàlla jàppalee rek ma bàyyi bitiku mbagg bi wuti boutique loolu la ñuy wax ne xaw ma lan boo gis ci bitiku mbagg en tout cas koo gis xaw ma bitiku mbagg xelamang ca et cetera mais képp koo capitaine d'industrie yi nga fi tudd kuñ fi tudd rek jaar nga ci processus boobu mais boobu fekk na ñu nga am gëm-gëm te ngëm-ngëm bi formation donc moo ko ak wóolu sa bopp voilà formation encadrement nga gëm ne lii ñu ma wax mën na ne nga plongé état organisé formé bëri na ay dimensions yoo xam ne dafa war a taxaw mais état financé kan moo ne FONGIP kan moo ne FONSIS ñooñu man xaw critiqué wu ma dama ne ñoom ci PSE pour accompagner en principe ñoom dañu waroon am seen marché bu baax loo xam ne nii dañ koy teg ci seen loxo muy PME yi ak TPE yi li ci gën a yéeme mooy TPE yooyu ngay wax dañuy dem léegi ci caisse de crédit yi ci mbedd yi nii bëgguma tudd kenn ñu leen di lebal ay 2-3-5 millions nga war ko fay ci 10 mois ko amul fenn amul kenn ku mën a liggéey fay 10 mois ay 2 millions ko 1 million ku ko def daanu ok donc non pour dire foofu benn pàccu état la boo xam ne dama la wax ne fi état war a taxaw yëpp néew ma taxaw fa de mais même su fa taxawee solution amul mu des entreprise bi nga xam ne dañ ko war a formaliser ko mu des nag financement bancaire ñun def nañ benn étude boo xam ne il y a 2-3 ans je crois maa ngi ko defoon ak Union européenne ñu révélé ci étude bi ne ñoom financement bi ñuy am ci jóge ci banque 12% du ko weesu parce que peut-être 12% ci ñoom ñoo am terrain bu ñu mën a joxe. voilà moo xam sa kër baay la moo xam sa kër bopp. voilà loolu kenn amu ci hypothèque c'est vrai que loolu bëggoon naa ci ñu ñëw ci sax. waaw parce incha allah que manque de local adapté.
voilà confiance bi waaw ak ñoom it amuñ ay c'est-à-dire xam nga comptabilité normale ak tout ça là entreprise da ko war a am. ndax banque man su ma fa demee dafa na am une bulletin de salaire. mais soo demee mën na laa déet man kat damay jaay mburu rek mais xamante ni loolu tamit. voilà dafay xaw a doy waar. voilà merci di nga dellu si waat donc Malick donc moom dafa focaliser surtout ñoom ñaar dañoo focaliser surtout si le système informel mooy li nga xamee ne mooy gàllankoor les entreprises sénégalaises PME TPE ak yu ni mel yow en tant que un homme de terrain quelqu'un qui a eu plus une quarantaine d'expérience sur le terrain au-delà ci problème yi nga wax sànq yan mooy yeneen problème yoo xam ne ñu ngi leen di gàllankoor. alors li ma waxoon léegi dama la waxoon ne la solution yi ñu ngi fi des solutions existent mais contrainte bi mooy pourquoi on ne les utilise pas. ok mais solution yi bu ñu ko fabriqué ba pare économistes yi ñu mel ne ay ñoom professeur Babou réfléchir ci ba mu taxaw léegi nag dañu war a ut ay canaux yu ñu ko dugalee parce que yow boo dee cadre boo ñëwee ci informel bi di ko wax du la wóolu du la gëm mënoo fexe ba mu gëm la j'ai été dama fa jaar parce que day wax ni yow bokk leen vécu li ngay wax c'est parce que da nga dundul quotidien bi te loolu dëgg la non dëgg la dama ko dund parce que d'avait des cadres boobu maa ngi ci purement dans l'informel xaw ma woon management gestion bi kii ma ko mais quand le cadre venait me voir pour me proposer des solutions même bu moo ko accepter sa faisabilité bi da daan am problème parce que dund ko parce que en fait le document est bon mais contrainte yi au quotidien bi kooku en fait maanaam damay wax ni amul tableau de bord boo xam ni dina ma ko mën a signaler pour me réagir looloo tax di Serigne Babou wax léegi professeur Babou wax léegi ni xaw ma kan borom xam-xam moo fi ñëwoon wax ni suñu informel bi suñu richesse la Christian Lagarde bi suñu informel bi c'est une grosse opportunité wax na ko de opportunité boo xam ni moo mën a développer l'Afrique moo mën a développer Sénégal parce que ils sont très créatifs ils se lèvent très tôt pour venir au travail ils sont très engagés te vraiment am nañu jom bëgg nañ li ñuy def maintenant li leen manqué mooy loolu nekk ñu ci nekk tuddee ko sax góorgóorlu dañ ci yàgg ba mu doon habitude ñu miin ko mu bokk ci ñoom pour génne ko ci moom day jafe te difficulté boobu pour ñu contourner ko benn solution man laa gëm ni moo koy contourner ñi fa jaar ba jàll ñëw dalal seen xel ñu am expérience ñi jaar am expérience jaar fa ba jàll ñëw dalal seen xel mais bu fekkee ñooñu aussi kenn du leen gis ñu ngi toog seen cabinet yu aussi naka la ñuy profiter waaw ñooñu tamit il faut mais ñooñu tamit problème bi complexe boo xam ni même s'ils ont réussi ça le transmettre aussi beneen difficulté la xam-xam bi mën nañ ko am mais kooku pour joxe ko day nokkaat dañ ko war a convertir en savoir-faire léegi te bu boobaa ñu demee ni ñoom baaboog ñooñu war nañu mën a ñëw toog ñun ak ñoom ñu waxtaane ko xool ci offre boobu ñu war a def en direction de l'informel maanaam fonctionnalité yi offre bi war a am ak nan lañ ko war a dugalee maanaam mooy alliance bi alliance boobu état bi bu ci jouer partition les enseignants les professeurs les hommes de terrain qui ont fait de l'expérience ñu ñëw toog maintenant toogaay bi nag dañu war a monter alliance bi parce que montage bi tamit problème la mais il faut ñu joxante cër te loolu it dans des relations comme ça cër boobu bu ñu ko joxantewul parce que waa ji doon professeur di jàngale am xam-xam il dit moi j'ai mes diplômes man j'ai un statut boo xam ni dootuma laajati kenn dara dootuma jàngati yegg naa ki nekk ci terrain bi traversé ko xam émotion yi mu dund am ay problème avec le fisc am ay problème avec les banques am ay problème yu doy waar yoo xam ni yàlla ci baaxam ak nangoo ténacité ak résilience am mais fiscalité bi moom mi ngi fi parce que entrepreneur yu bëri boo leen waxee ñu ne la fiscalité waaw non parce que ñooñu man fa laa jaar mais fiscalité lañ lay wax parce que li ñu yore dafa tuuti goo xam ni
buñ ci joxee wàllu fisc day jeex mais conscience du moment boobu ñu am dañu war a waxtaan defal leen offre bi mën na doon formation mën na doon accompagnement chaque 3 jours chaque semaine nga dem gisi ko wax ak moom fu mu toll mais ñooñu ñi def terrain bi xam ko ñooy def accompagnement bi kooku seen rôle la parce que jànkarkoo yi am contrainte yi am ñoom dinañ mën a xam nature contrainte boo xam ne am na fa rek par contre ci parcours am dund na ko mais dina ni contrainte bi mais nii lay impacté ci sama liggéey ba ma dalee nii la ma jaxasee woon ci sama liggéey wala ba ma dalee nii la ma jaxasee woon ci ni ma daan gisee sama vision waaw ba ma dalee conflit bii la indi woon ci sama personnel loolu mooy expérience retour d'expérience boobu mais bu fekkee nag am na ñoo xam ne am nañu terrain bi te nangu ko partagé mën nañu suñu informel bi dañ koy jàppee ni richesse la njariñ la alal la ñu waxtaane ci waxtaan boo xam ne danañ ci génne solution yi mais tamit ñi nga xam ne ñu ngi ci informel bi la ñu nekk ba yàgg ci dañ koy miin dañ koy tàmm donc résistance yooyu ñuy am il faut que ñu waxtaan ko pour lever ko donc moi je pense que dañu war a parce que le gars de l'informel souffre parce que lu ma si gën a jaaxal mooy APIX dañu faciliter les formalités pour création d'emploi création d'entreprise ak yu mel noonu mais gis naa ne entreprise yi dañ koy créer lu bari mais bu ci dund at bu ëppee rek pratiquement dafay daanu ndax seeni ay cadre maanaam suivi bi nga xam ne war nañ ko mën a def ci entreprise yi ngir jàppale leen ndax am nañu compétence yu je peux pas dire ndax am nañu ko wala am mais pratiquer wuñ ko amuñu expérience loolu doonul taalibeem doo doon sëriñam donc amuñu expérience mais bu ñu amul expérience tamit war nañu nouer ay alliance ak ñi am expérience régler problème bi alliance mooy régler problème bi jamonoy alliance la ñu nekk te léegi boo xoolee liy faciliter alliance yi mooy nouvelle technologie digitalisation yi dañu nekk ci monde boo xam ni est-ce que fii la digitalisation am na entreprise yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci ère boobu waaw non ça veut dire que dañ ko compliqué ci termes yi digitalisation ba nit ñi tiit mooy la digitalisation mais digitalisation ñetti boo koy bëgg a installer sa entreprise ñetti chantier rek la bi njëkk mooy nga ni damay jël client bi ni ko Maître Baba waxee damay jël client bi teg ko au cœur de l'entreprise moom a tax ma exister moom laa war a jariñ mais il faut ma dem xami soxloom moo tax ma ne damay dem xami soxloom ba pare woo ko ci sama ñëw bi may ñëw ci yow dama laa bëgg a jariñ relation de franchise ak de soutien loolu nag pour nga mën ko indi te li tubaab bi empathie il faut nga yëg sa client di muy yëg kooku des liggéey la bu loolu weesee deuxième chantier bi mooy sa organisation il faut que sa personnel ñëpp gëm la xam ne yow lii nga leen di wóor lu jub la te pour jariñ client bi la te bu ñu jariñee client bi dinañ am njariñ li dina ñëw te bu ñëwee ku nekk li nga ci war di nga ko am kooku relation de confiance la des koy liggéey des koy tabax tableau de bord am ay tableau de bord indi transparence ba pare troisième bi mooy sa écosystème sa partenaires yi ngay liggéeyal te nekkuñu sa biir entreprise te nga war a ànd ak ñoom sa offre bu manqué ñu la koy compléteel pour nga jariñ sa client ñooñu da ngay waxtaan ak ñoom te loolu nag jumtukaay yi koy rataxal moom la ñuy wax digitalisation digitalisation dafa wuute comme ni koy gars yi du waxee des fois c'est pas la digitalisation des processus comme démarche qualité yeeg yooyu non dafa ëpp loolu transformation la maintenant sànq dégg naa nga wax aussi ñi ñu dippee les sceptiques moom ñi nga xam ne ils veulent pas traverser le creux de la vague pour demaat ci kaw waaw mais mooy li ñu wax ñun suñu entrepreneur yëpp maanaam boo ko xoolee ay sceptique la ñu mais ki nga xam ne sceptique la mooy ku ñàkk wóolu boppam wóoluwul marché bi bu màggee
bu màggee day daanu. parce que di koy charge koy wër dafa nar a kii moom la professeur wax léegi mais kooku sceptique la. mais doo ko indil comme sceptique la. doo ñëw di ko indil ay logiciel ak yooyu non. li ngay liggéey mooy da ngay dalal xelam ba génne ko ci sceptique bi. da nga koy former. ànd ak moom. jàppale ko wan ni ko c'est possible. il faut nga gëm ni ko mu gëm ni moom mu dem ba moom. mu nangu ni c'est possible. te pour mu nangu c'est possible il faut nga mu gis seeni ànd ci accompagnement bi. mu gis moom muy commencer di gëm boppam ci ànd bi. di la roy di la xool. di wax li nga koy wax dëgg la. ba pare bu fekkee am na ay PME yoo xam ne génn nañu ci informel bi dem ci informel bi ñu dépassé ay dégg naa ñu yóbbu leen fa wan leen ko. leen xoolal ñii seen entreprise informelle la woon. ñu ngi au cœur de l'informel xoolal passage bi ñu def lii la ñu nekk léegi. bu boobaa mu laaj moom entrepreneur bi employé ya fa ne. ñooñu dalal xelam. parce que wax bi léegi dañu nekk ci jamono joo xam ne. le vieux monde. dee na koo dem nit kër gi bi nga ak portable ordinateur ak yooyu. te 65% suñu population bi ay xale lañ. te ñoom la ñuy liggéeyal. ñun suñu wàllu peut-être na ñoom la ñuy liggéey. il faut ñu waxanteeg ñoom dëgg. ok bëggoon naa la laaj aussi ci li ñuy dippee la logique effectuelle maanaam nga tojal ma ko un peu pour gars yi comprendre. bon maanaam day mbir moo xam ni. man bi ma ko découvrir sax yàggul. ça fait même pas 1 an je commençais à lire les trucs et je me suis rendu compte que ndekete logique effectuelle. des chercheurs américains dañ ci liggéey lu yàgg. ba rendre compte ni ndekete entrepreneurs yi réussir. 5 principes moo tax ñuy réussir. muy lan bi ci njëkk mooy moom nit ki ci boppam moom alal la day jàpp ni moom alal la. moyen la. premier bi mooy moyen. booy yar giñ ko yar. loo tax éducation dañ ci dellu lu am solo la. say waajur. yi la yar mënoo leen fay. ñuy def ci yow lu bëri yoo xam ni maanaam di ngay régler ay problèmes yoo xam ni sax mun la doo ko xam. deuxièmement li nga xam. waxuma xam-xamu jàng école rek yooyu mais xam-xamu terrain li nga jàng quoi sa expérience. li nga jàng. alal la. troisièmement mais say xame say réseau. ñett yooyu ñoom la ñuy wax moyen les effectuels moom la njëkk wax ni looloo moyen. deuxième bi mooy la perte acceptable. gis nga suñu informel bi. bu ñuy dugg ci dara bokk ñu ak logique intellectuelle bi. intellectuel bi moom day formaler objectif bi teg ko. ni man fii laa bëgg a yegg. formaliser ko di ci xalaat ay jours wala ay weer tabax objectif bi ba mu tabaxu. mu door a dellu nag uti jumtukaay yi nga xam ne mooy moyens yi nga xam ne moom lay utiliser pour atteindre objectif mais logique effectuelle bi muy suñu kii doxale wu ñu noonu. ñoom. jooni rek. waaw dañuy wax ni ñoom dañuy wax man perte acceptable. lii ma bëgg a dem lan laa ci nangoo ñàkk. donc l'effet atteignable lay wax. l'effet lay wax boobu doo wax logique l'effet lay wax doo objectif. day ni effet bii. ñaata laa ci mën a ñàkk pour yegg ci. donc moom il part pas il part pas de l'objectif. lui il part vers l'objectif. moom moyens yi du conditionner. la ma war a def. mais moom objectif bi lay xool moom affaire bi ci moom lay jógee. jógewul ci parce que dafay nangu incertain. donc il faut nga nangu l'incertain. il faut nga nangu ko. parce que noonu lañ ko formaté moom. moom doon la fonctionner. moom day fonctionner dans l'incertain. bu ko kenn xañ. buñ ko transformer buñ ko changer. noonu la économie moderne bi di doxee léegi. parce que information yi. yow boo waxee sa objectif booy arrière rek balaa ngay dellu fekk objectif bi changé na. say concurrents positionné nañu. donc il faut que. deuxième élément boobu muy perte acceptable dafa bokk ci moom. troisième bi mooy partie prenante. ñu ko bokk. waaw ñu ko bokk. ak ku ko bokkul sax. moom mi ngi ak business am boo ñëwee rek partenaires yi quoi. waaw partenaires yi. moom daal mi ngi ak business am. képp koo xam ne mën nga ko ci jàppale rek am na lu mu la ci mën a seet.
dafa am esprit de partage. effectivement. moom képp ku mën a bokk ci business bi rek. ci nga bokk. moom ci nga bokk. boo demee ci kii sax ba day am ñu taxaw ci mbedd mi ñi kii loolu laajte marchandise bi daal ñëpp a ko bokk. suñu état yi ak suñu institution ak suñu organisation yi bu ñu adopté woon mentalité boobu. dañuy ubbi affaire yi. ñëpp bokk. ok donc quatrième bi bi ma évoqué woon. quatrième bi mooy maanaam le pilote de l'avion pilote. moom bu yàqoo moom la bu baaxee moom la day res. day res affaire bi. njàng def ci jàngat. xam ne affaire bi durul na ko lii kii na ci mu jël ko def ci jàngat pour ëllëg mu mën ko jariñ. et cinquièmement bi nag moom day nangu surprise lu ko bett. non stratégie lu bett waru ko lu ko bett waru koo man. maanaam lu ñëw rek mu jàppee ko noonu. waaw noonu la day accepté ni loolu la. changer su jaree changer modèle am. bu jaree changer modèle am mu adapté wu agile. waaw day agile 5 ans moom kenn amul garantie. maanaam mu positivé. voilà day positivé rek. voilà ñu ngi dugg nañu sax ci solution yi mbokku téléspectateurs yi ñu ngi dalal Malick Diallo di entrepreneur di dalal professeur Meïssa Babou di économiste di dalal ki nga xamee ne mooy Birame Khoudia Lo di homme politique. alors di leen fàttali nag émission bi ci ngeen bokk bu 4h30 jotee 16h30 képp ku émission bi intéressé mun ngaa woote ci 88 628 628 19 07 88 628 19 07 mais et-demi lay des képp ku ñuy déglu rek nga bëgg ci am sa participation mën nga woote ci foofu ñu ngi ci solution yi ba léegi. naka nga yaakaar ne xëy na parce que sànq dégg naa nga ne création d'emploi les entreprises ne créent pas d'emploi. Pourquoi ils ne créent pas d'emploi et qu'est-ce qu'ils devaient faire pour nous créer des emplois? L'entreprise type sénégalaise muy entreprise type bi nga xam ne moo nekk Sénégal. dañ ni la rapport ANSD bi loolu la wax mu leen nañ dafa ni la du créer emploi à une faible capacité de création d'emploi à une faible capacité de création de richesse mais loolu. amul doole daal. lu tax doole boobu amu ko. mooy offre bi Malick Diallo di wax. tey vraiment émission bi dafa am importance. gis nga offre boobu ñu ngi jóge ci état bi. wala ci cabinet yi. wala ci pratiquant boo xam ni réussir na affaire bi ba pare. war a ñëw wax wala ci intellectuel yi. maintenant ki ñu war a centrer le débat mooy ki nga xam ni daf ko pratiquer. dugg ci pax yi génnaat am angoisse taxaw régler problème yi ba egg si li ñuy wax digitalisation parce que loolu yëpp dama ci dellu si. parce que keroog bind nañu benn article ci loolu passage c'est-à-dire l'expérience j'ai dit expérience mooy ñi nga xam ni dañ ko pratiquer de l'informel au formel par la digitalisation ndax digitalisation dafa ñëw yombalal nu nan la ñuy jógee informel dem informel def formel daf ñu indil outils yi muy outil technologique yi nga xam ni dafa bees yoo xam ni dina la permettre nga contrôler sa entreprise Malick Diallo je crois que du ma dellu si lu mu wax na lu bari ci loolu damay dellu si may sa li mu wax sànq ci formation bi c'est-à-dire entreprise yi nga xam ne dañu ñëw ñu tëgg projet bi bu baax teg ko mais tëgg nañu projet bi bu baax teg ko d'accord mais bu ñëwee ci terrain bi dafay fekk ay contraintes lu ñuy wax contraintes socio-culturelles ndax ka koy tëgg est-ce que intégré na contraintes yooyu intégré wu ko ñi koy tëgg ñi ci ëpp mooy ñi jàng école tubaab te tubaab bi ni mu ñu jàngal mooy ni entreprise di former di doxe en Europe ak yooyu standard mais jàngaluñu li nga xam ne dafa nekk ci pakk-pakk yi kii doon wax léegi Malick Diallo dafa am ay pakk-pakk socio-culturel yoo xam ne bu ci jaaree rek daan da ngay ñëw ak sa ay éléments ñu ñëw teg entreprise bi mu doon loo xam ne lu wér la ñu ni lii du am benn problème kii wax na ko léegi nee na intellectuel bi su ñëwee di rassurer par exemple pratiquant bi du ko nangu du ko wóolu parce que dafa xam terrain bi dafa xam ni kii di wax nii am na loo xam ni fii xamu ko dama koy wax mi ngi mel na nga jóge fii di dem Touba xam nga yoon bi xam nga lépp waaye oto yu baree dem ba Kébémer taxaw waaw foog nga xool oto bi egg Touba nan la def ba egg Touba ba yan pakk-pakk la jaar ak fu mu jaar ba egg loolu donc il faut ñu interroger les pratiquants mais pratiquants yooyu bu ñu leen interroger ba pare dañu war a ànd ak intellectuels yi ñu xool seen vécu teg ko mu doon loo nga xam ni dafay nekk
standard loo xam ne ñëpp dañ koy jëriñoo. loolu c'est extrêmement important. donc damay wax ni cabinet yi ci boppam xam nga formation bi nga doon wax may sa léegi cabinet yi ci boppam dañ leen war a former ndax cabinet yi boo xoolee est-ce que da ngay fay gis ouvrier boo xam ni dafa nekk ouvrier di pratiquer ba nekk chef d'entreprise ba nekk sax consultant est-ce que da nga ko fa gis doo ko fa gis xale yi jàng université nga fay gis ñu ñëw yaakaar ni mën nañu régler problème bi te amuñu expérience te foofu dama fay taxaw c'est extrêmement important dellu si Malick li mu doon wax léegi logique effectuelle mais logique effectuelle boobu ñun yàgg nañ ko doxe ay ati at kenn fu laaluñu léegi nag chercheurs américains yi ñoo indi ni loolu mooy dëgg mooy lan nga ñame fi nga jëm logique effectuelle mooy man yan moyen la am moyens yi ma am rek laay avancé du ma fixé objectif naan moom lay atteindre parce que bu ma ko fixé bala may egg si objectif ba changé loolu mais suñu bawal yi yëpp réussir noonu la ñuy réussir dañuy utiliser la logique effectuelle la ñuy doxee mais bawal yi ngay gis logique ñi jógee attends je vais t'expliquer am na ñaar ñoo xam ne kii day doxee logique causale kii day doxee logique effectuelle ki nga xam ne dañ ko jàngal université ba mu mokkal génn logique causale rek lay demee boo ko dee jox 2 millions tijjil ko boulanger bala muy am 2 ans mu daan indil la 0 franc jëlal taalibe bi ñu formé fële gëmloo ko yàlla yar ko def ko muy jullit wax ko ni ko waroo doxaan waroo def lii jox ko ay kii mu ñëw nga jox ko 40 000 2 ans mu indil la 2 millions ba pare di employé ki ñu jàngal université ndax logique causale effectuelle lay demee gëm yàlla rek lay demee li ñëw mu jàppee ko noonu ba pare di continuer di dox loolu mooy logique effectuelle ndekete ñun loolu la ñu mës a doxee ñun Afrique donc loolu tax ñu ni terrain informel bii opportunité la pour Afrique jóge fi mu nekk opportunité la champ la boo xam dañ ko war a défricher dañ ko war a bay gis nga buñ ko bayee Afrique jóg ca kaw loolu c'est extrêmement important ñu wax loolu donc logique causale logique effectuelle APIX bi nga doon wax léegi APIX ku ñëw ñu jox la aywa demal nga former entreprise demal nga nangam waaye yow mi ñuy jox est-ce que am nga formation boo xam ne permettre na la nga mun a dem gis nga ki jógee fële ca àll ba ñu ñëw bu demee APIX kenn du ko gaaw a tijjil ki ñuy tijjil mooy ki jàng ba pare mais boo ko joxee mu daan mais est-ce que yow yaa ngi koy former keroog dama dégg premier ministre mu wax lu am importance non APIX non APIX amul non mais ay ku jàngu la gouvernement bi yow remplir les conditions rek mais conditions yi ngay remplir dafay am parfois ay diplôme ak yooyu du da ngay indi projet bi nii rek teg parce que projet bi ngay indi teg d'ailleurs dafa am ay objectifs yoo fixé ba pare projet boobu ñoom sax li ñu jàppe mooy da nga war a demee logique causale donc logique effectuelle bi boo ko indee ni man de leen ma jox leen ma xaalis waaye bu ma xëyee suba dama ci liggéey li may liggéey nag lépp lu ñëw rek ma fexe ba loolu ma vaincre que continuer di liggéey. mais APIX seen am ay incertain APIX seen mission fan la yem ndax da ngay ñëw bëgg a créer sa entreprise. ñu créer la rek bàyyi la nga dem. wala dañ la war a topp. état laay wax su ma waxee APIX. mooy yi nga xam ne état yi moom la créé. état bi dafa créer APIX créer 3 FPT dem naa fa. mais ñooñu dañ leen fi teg pour ñu former nit ñi. formation rek la ñu war a def. am ñeneen ñoo xam ne dañ fi nekk pour appuyer PME yi. est-ce que ñooñu ñëpp ADPME la DPME est-ce que ñooñu ngi def normalement seen liggéey ñii dañu war a accompagner ñii dañu war a former ñii dañu war a financer bu ko defee mbir mi dox mais dama dégg premier ministre dama la doon wax nga dog moom daal ni waaw dugal nañu 30 millions xam nga 30 milliards par année je crois hein pour jeunes yi ñu jox leen def leen ay entreprises mais ana formation bi c'est-à-dire def jox nga leen 30 millions mu dugg wala 30 milliards mu dugg mais 30 milliards yooyu boo leen formé wul mooy nga jël xaalis bi rek sànni ko ci biti bu ñu dee jóg di daanu looloo tax dañu war a former nit ñi ñu dem dans le formel avec la digitalisation qui est un moyen aujourd'hui fi ñu toll dafa mel na bi ñu tollee 1789 avec la révolution industrielle dafa am la révolution du numérique dañ ko war a jumtukaay yooyu dañ ko war a utiliser suñu biir entreprise yi BPI France sur 1800 entreprises la def enquête am mais dafa gis ni France laa la wax 90% sont des sceptiques ou des apprentis conquérants yi 10% rek la
ça veut dire que même France. conquérants yi mooy ñan. conquérants yi mi ngi mooy ñi nga xam ne dugg nañ ci transformation digitale ba àgg. 10%. nga xam ne ñu ngi koy utiliser. 10% rek la. en France. en France ñun ñu ngi ci 97% de sceptiques. mais nañu xool nan la ñuy jëlee. mais est-ce que ce qui est un problème en France ne peut pas être un super problème au Sénégal aussi. ce qui est un dégg dama ne la léegi. France logique causale la ñuy doxi. ok ñun ñu ngi ci logique effectuelle suñu deret la nekk. alors que logique effectuelle mooy. mooy doxal réew mi. loolu laa la wax ñun ñoo war a gën a gaaw France. voilà professeur soo ma ko mayee. voilà ma lay jox dafa mel ni dafa am lu mu bëgg a sànni. waaw dama ci mën a yokk tuuti rek mooy dama jàpp ni ñaari logique yi ñoo war a ànd. ñaari logique yi dañu war a jàppalante. parce que mën nañu ànd. mën nañu ànd te dañu war a ànd sax. parce que benn bu nekk boo ci demee ba mu yegg rek da ngay atteindre limite am. te je donne un exemple. man ñu jox ma benn commande. bu ma ko réaliser ba pare def sama retour d'expérience am système d'information boo xam ni permettre na ma xam ni bi ma koy préparer ci sama organisation bi ma am bi may préparer liggéey bi di ko waajal préparation bi nii la demee. bu ma ko liggéey ba pare ba tëj ko ba clôturer ko ba facturer ko ma ne bi ma ko doon waajal ndekete kat juumoon naa fii bi ma ko doon planifier mooy temps bi may utiliser nan laa koy prévoir juumoon naa ci fii bi ma koy exécuter lii amoon na ci ba bi ma koy clôturer mu pare mais léegi loolu bu ma ko amee ba pare bu may liggéeyaat logique causale bi day am njariñ parce que objectif bi dafay lu leer léegi bu ma ko naree répété loolu day ñëw donc maanaam kon bu ñu dàq ñaar ñi kon bu ñu dàq bële nañu boole ñaar yi nañ leen boole. ok na leen boole professeur. waaw xam naa dama bëggoon insister sur un fait xam nga soo ne logique causale dafa am benn baat bu cee ne muy cause te science domaine la boo xam ne nii soo demee ci banque bi da koy utiliser nga dem foo dem nañu koy utiliser donc xam nga financier yi tamit sooy xool logique causale bi mooy doon def addition bi leen di jox ñoom garantie. waaw c'est ça. gis ne 1 daal plus 2 bii saa waay defal na ma égal 3 lii doy na ma mais xam nga beneen logique bii muy wax nii confiance la c'est ça. bu amul maanaam damaa dem Touba gis benn booy boo xam ne dama ko tàmmoon di ko gis ci benn angle di fa jëndee ma ñëw ne waaye tey de gisuma sama booy bi ñu ne ma nga fule ma ñëw gis ko ci boutique bu baax ma ne ko booy yow nëbbatu nga ma mu ne ma deet dañ maa confiancé dañ maa confiancé. waaw c'est-à-dire que boobu am na ku ko xool mu liggéey mu doy ko mu ne gone gii jub na mu attane jël alalam def ko ngandam bitik mu liggéey ñu seddoo un tiers mais banque du doxee noonu banque ni muy doxee il faut que logique causale bi génn moom leen moom wax dëgg yàlla état moo ko waroon mun ci parce que xaalisam la 30 milliards yi muy wax ne dañuy def ce qu'il appelle emploi rapide bon man je comprends pas mais dans tous les cas su leen neexee ñu woo booy wóolu nañ leen kaay leen booy rang ñu tëgg leen 5 millions booy yooru loolu moom gëm ne booy yi du yàq xëy na jarul sax dañ naan la rek foo dëkk rek ñu jox la loolu am problème mooy lii ngeen bëgg kon daal jub waaw donc daal am na solo. waaw non il faut que science bi voilà ñun ñuy xool parce que finance loolu la moom il faut mu am garantie boobu léegi nag li ma bëggoon wax parce que tamit soo dégloo Diallo te informel bëri dañu ragal jar na ko nag la peur oui. ndax formé wuñ leen te moyen yombul ma bëggoon ñu formé ñu dugg ci ñoom formé leen mais lii am ba àddina di tukki mooy informel day am il faut pas se leurrer gis nga ay informel bi nañ leen formaliser loolu moom waxe do bàll waxi ku non informel ba àddina tukki soo demee France day am nga dem États-Unis day am Sénégal c'est-à-dire benn matelas kon nañ ko jàppee doog a door quoi. mais non matelas social la matelas social la. boo xam ne lii su amutoon tey mais imagine ne ñu ne la yow ñu ëpp ci réew mi 60% yi liggéey yëpp ay informel lañ mais suñ xëyoon nag kenn dootu ko fi taxawati mais ñoo ñëpp suñ songee fi def grève ñoo ëpp doole étudiants yi ñoo ëpp doole jàngalekat yi donc li tax yëguñu
non duñu taxaw waxuñu duñu taxaw mais dinañu formaliser wu. non non je veux dire donc moo dama ne la passage la yoon la boo xam ne nii illaa yow mi diini day am donc ku fa dugg ñaanu yàlla nekk fa ñaanu yàlla toog fa de mais affaire bi moo compliqué léegi nag ma bëggoon état parce que loo soo ne fiscalité rek ñu daw voilà mais kooku da ngay wut benn marge man nga ne jusqu'à 100 millions ku ko rombul doo fay formalisé wul ñu jox la quitus fiscal nga mën a bokk ci marché yi mais fekk sa chiffre d'affaires dépôt rombul 100 millions doo fay exonération mais am nañu aussi amnistie fiscale quoi pour permettre entreprise yi ñu souffler mën a demaat ñooñu mag ñi lañ koy defal kenn du ko defal gone yi gone yi ñi koy fay PME yi mën na leen ko defal non justement foofu loolu la loolu dama ne dañ leen ko waroon defal dama ne fii ponkali cimenterie yi lañ ko defal usines yu mag yi ñoom lañ ko defal alors ñoom lañ ko voilà loolu foofu laa bëgg contradiction mais gis nga man dama bëggoon mu leer ci képp kuy nekk ci système informel bi fekk eggoo rombo 100 millions chiffre d'affaires ñu ne la formalisé wul ñu xam la bind la ci nga mën a sax participer ci ay marché mais yow doo fay ñu ne de 100 millions ba 500 millions tranche boobu ku fa dugg non duñ la sax fay loolu li gars yi di fay dañ naan ne na yéen forfait fiscal de 100 millions laa wax chiffre d'affaires ba 500 millions képp ku fa dugg rek ci suñ PME yi ñu ne la benn forfait comme que yaa ngi ci diggante ba 500 millions daal saa waay yéen day leen joxe benn 5 millions par année su fekkante ne allégé woon nañ leen ko danañ ñeme ñu former leen ñu dugg ñetteel ba mooy gàllankoor bi nga xam ne dafa gën mag comment ni ñu koy lever c'est très compliqué moo tax ma ne bëggoon naa ku mel ni FONGIP ñu xam ndax ñoom ponkal lañ jàppale wala ñu ngi ci biir kii bi ndax vraiment tamit comme que ñëpp a ngi wax te doo gis kenn ku ne la soo demoon fee ñu régler sa problème experts yi peut-être wala professionnels yooyu malheureusement tooguñ fi te man du may bëgg wax lu ma wóorul su ma sañoon dimension ñoom seen dimension financière bi ñu def ci PSE bi ma xam ndax effectivement ñu ngi koy appliquer suñ ko appliquer yan secteur la ñaata la quelles sont les conditions ndax c'est en cours voilà ça franchement sama yaa axulaa maanaam question la quoi voilà c'est une grande question ba pare cote des investissements waaw mais attends man suñu ne région de Diourbel région wala Mbacké sax comme am na maire boppam wala Touba am na maire boppam defal sa cote des investissements local feek marché rombul 500 millions waa dëkk bi koy def par force mais fii ngay dem bala ngaay Mbacké wala nga dem Bambey fekk fa benn oto boo xam ne ni entrepreneur bi ma nga dëkk ba jululu ñun xamuñu ko lu mu débrouillé ba xam maire bi wala nu mu def ba gagné marché parce que moom ponkal la léegi nag ñun suñu waa entrepreneur dëkk amuñu doole mais nañ leen jox doole kon cote d'investissement boo xam ne nii maire yi dañ leen di may ba 500 millions loi na leen entrepreneur bu dëkk ci seen gox bu mu ko génn waa département Mbacké nañ liggéey ci biir Mbacké waa Touba nañ liggéeyal waa Touba waa Bambey liggéeyal waa Bambey à condition aussi ñu am compétence yi voilà justement tant que mën na ne même s'il le faut ñu wutu ko leen accompagner ndax expérience boobu dana tax ëllëg ñu xam dara voilà yii ay piste la rek yoo xam ne mën nañ ko yokk voilà merci donc mbokku téléspectateurs yi jot na nag képp ku bëgg a participer ci émission bi mën nga woote ci 88 628 19 07 88 628 19 07 c'est vrai que Malick difficulté yi bëri na mais bokk na aussi d'habitude entreprise bi wala société bi bu buggee def dara dafay leb xaalis mais crédit bi souvent bu ñu la ko lebilee pour nga fay ko dafay am nekk ay jafe-jafe. oui xam nga jafe-jafe bi mooy rek li ma waxoon ci commencement bi mais gis nga boo demee lebi xaalis. koo wax rek day wax moom crédit la financement xaalis financement damay wut financement parce que problème yëpp moom ci xam-xamam. ak na muy gisee moom xaalis a koy réglé moom problème am yëpp koo gis rek moom problème am ressource financière rek la moom. allo salaamaaleykum. xaaral ma jël kii salaamaaleykum. man la Alioune Badara. Alioune Badara bisimilah. waaw dem na dina dellu si waat. donc moom day wax ni ressource financière la. xaalis la ba ñun ñëpp
ñu tënku ci. ñun ñëpp sax dem nañu ba léegi sax yow boo may posé question sax ci xaalis bi nga may posé ñun ñëpp defoon nañu xaalis da koy réglé. mais c'est important aussi. waaw mais xaalis c'est important. Financement moom sans accompagnement. waaw du dem. il faut moom parce que gis nga looloo tax gis nga base de données yi ñuy teg en place pour sartu ressource entreprise bi. gis nga ni ñuy xoolee xaalis bi di ko sartu. ci outils yu bees yi. noonu la ñuy xoolee nit ñi di leen sartu dañuy def ay critères. ressources humaines bi dañu koy dugal ci ay base de données gérer ko ci ay critères. bu defee lii waaw bon donc dina kii ni bu ko lii manqué ci xam-xam dañuy teg activité bi liggéey bi teg. ni liggéey bi bu manqué lii dañuy xool lu ko waral ndax xaalis a ko tax doxul. ndax matière première a tax pièce moo tax doxul. ndax compétence a tax doxul. bu dee compétence ñu dem di jënti ko. ba pare buñ la defaral leen ni compétence bee tax doxul. ñu référencé ko. defal la formation. ba pare ne la nag xool la ndax mën nga ko boo ko xasee ba mën. boo indeeti jikko. parce que boo indeetee jikko système bi dalay taxaw ne la mënoon nga ko référencé woon nañ la. yaa ngi nii accompagnement la. mënoon nga ko accompagner nañ la ba nga mën ko. parce que yaa ko jëfewul parce que véritable problème mu PME yi. xaaral ma jël kii. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi bisimilah tur bi. man la Babacar Diop. Babacar bisimilah. waaw maa ngi nuyu plateau bi di rafetlu émission bi. daanaka dama si kontaan ndax man jeune entrepreneur laa. ma déposé woon sama projet yooyu noonu ANPEJ yooyu noonu ñu accordé ma crédit bi yàgg na nag mais ba léegi mënu ma say jot. ku mu si mën a jàppale moom nga waaw du ma koy xeeb daal maanaam. waaw dañ lay mën nañ la financé mais doo si jot loolay problème bi. ah bon. waaw loolu moom loolu moom mooy problème bi xam nga te dañ ko mën a di ñaxtu daal. mën nañ la financé te doo ko jot te mënoo ko jot. ma jox nañ ma sama carte bancaire rek sama loolu noonu yëpp signé naa ay papier mais doo jot xaalis yi. lan lañ la wax ñoom. bis foog nga xaar supérieur yi foog nga xaar kii ñu ngi ko waxee supérieur hiérarchique yi ak yooyu directeur beeg yooyu noonu. xam nga waaw loolu lay problème donc y a des problèmes de procédure yi kon procédure la wax. maanaam procédure yi moo gudd moo compliqué. procédure dafa compliqué en plus te da nga war a man maa ngi déposé projet environnement projet compostage ak yooyu noonu. waaw léegi nag da ngay obligé activités yi ñoom dañuy xam ni y a l'urgence parce que voilà y a la nature qui se dégrade da ngay apporter ay solutions tu es un jeune citoyen qui veut travailler boo xamante da nga bëgg a liggéey sa dëkk. mat na at est-ce que mat na at mais la mettre. mat na at. waaw man ça fait 3 ans ça fait 3 ans yi nii maa ngi déposé mais at bii passé lañ ma ko accordé bu 2017 bi ñu génn. waaw mais boobu ba léegi bañ ma ko accordé ba léegi mënu ma décaisser xaalis je pense que ça fait depuis mois de septembre la. d'accès au crédit dañ ma accordé nañ ma ko mais boobu ba léegi mënu ma décaisser xaalis. te dama war a commencé sama activité ak yooyu noonu. ok waaw loolu moom si jaaxuloon daal du ne plateau bi am na ko fa toogal état boobu mu jàppale si mu wax Amadou de la Mine mu débloqué financement yi bu ñu mën a. ok sa appel xëy na waa ANPEJ dégg nañ ko donc. di la gërëm di la sant ci woote bi am na solo. c'est vrai que dafa ñëw dëgg rek ñu doon wax l'accès au crédit bon ak procédures yu gudd yeeg yooyu yaa ngi doon wax léegi mën nga yeggali ci li nga doon wax. waaw li ma doon yeggale rek mooy ressources yi. ni mu amee ressources yi koppar xaalis noonu la amee ressource xarañ. noonu la amee ressource matérielle ak ressource données. information gis nga monde bi ñu nekk. ressource bi jaxase ressource yeneen yépp mooy les données. mooy données yi léegi boo ko amee. xaaral ma jël kii salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi tur bi ak sa participation. bisimilah. maa ngi tudd Demba Sy. waaw bisimilah ci entrepreneur. bisimilah. ci entrepreneur maa ngi nekk côté Maris Dakar. d'accord. di nuyu Maysa Ba moom sama professeur la woon FASEG. professeur deuxième année. mu lay fay. di nuyu ñu toog ci plateau bi vraiment waxtaan bi rafetlu nañ ko. di wax ni tamit léegi secteur informel bi nit ñi nga xam ne sax ñoo fi nekk. presque ñëpp tamit ay intellectuels lañ. parce que dañuy daa université. obligé dem ci suuf parce que marché naa commencé raxas daal di jaay di jàpp di taxaw. ba léegi tey ma collaboré ay ñi nga xamante ni presque dugguñ sax université.
ñu nekk ci ay portable yooyu ñu ànd teg ay entreprise mais problème mu Sénégal problème bi mooy y a beaucoup de structures yoo xamante ne dañuy ñëw taxaw tey par exemple boo ne woon tey da nga def benn promotion bu ndaw BSDA day ñëw taxaw laaj la xaalis mairie bi day ñëw taxaw laaj la xaalis yeneen ak yeneen structure kenn ku ne taxaw laaj la xaalis te façon laajit bi lay laaj corruption moo jiitu maanaam dañuy ñëw imposer la na da ngay joxe lii joxe laa teg la papier tourne suuf kenn ku ne ne il faut nga joxe lii en finis yow ñi nga xam ne non seulement dañu formé wu ci côté informel ba pare jaar marché tourne jàng tamit génn tamit université ñëw woo ay parce que maa ngi liggéey presque plus de ay 5 personnes parce que des jeunes yoo xam ne dañu am confiance ñëw gis la ngay doxal ñu ñëw na léegi man su ma dugalee fii intérêt bii nga may jox ay jeunes du pas ay banque de ñoo xam ne ñooy ñëw jox la kenn ku ne fii mais problème bi mooy yow boo tegee projet bu fiable teg kii yëpp mais problème bi mooy contrainte yi ñoo bëri te contrainte yëpp li di jóge ci côté gouvernement bi il faut que gouvernement bi structuré waat affaire yi jox tamit confiance jeunes yi parce que loolu tam c'est très important parce que am na benn rak boo xam ne actuellement ñu ngi créé benn site en vente en ligne boo xam ne université la di jàng ñu teg projet bi ko man am naa kii bu expérience terrain bi ñu nekk ba exposé ko ba teg ko mais problème bi fu mu toll nii foo dem am na contrainte même étudiant bi nga xam dafa jàng taxaw sax moom contrainte yi da koy baare loolu laa bëggoon a dugal dolli ko comme information pour à ce que tamit gouvernement bi jàppale ñu tamit comme monsieur Diallo lu mu doon wax tamit il faut tamit anciens yi mën a tamit nangu di collaborer ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suuf donc di rafetlu toogaay may sa baab di rafetlu ci ñëpp seen toogaay merci beaucoup merci